askanu Tivaouane Peulh dafa ñaaw loolu direction de la surveillance du contrôle et de l'occupation des sols DSCOS tegee fitna ñoom nag lu ñu wax moo di lu leen gën di métti mooy DSCOS dafa leen dóor wala enchaîner leen wala teg leen fitna boo xam ne ñoom ba léegi dañ ko méttitlu kii nag kilifa la am lu tollu 70 ans moom nag jot na si ñàkk këram waaye si ñàkk si ñaari bëñ yoo xam ne nii waa DSCOS ñoo ko génnee. en 2012 wedeem bi ba mu ñëwee ñu ne dañuy jox wedeem ñu jël sama genn wàllu tool am lu des may continuer may béy bi passé ñu ñëw ma indil sama surga région sandar may ñëw fekkam foofu yéenuma di ma waxtaan ci kaw tali bi ñu waxtaan ci kaw tali bi ñu ma def ñu ma joxoon foofu yëpp ñun maasale ñu jàppama yeew ma yóbbu ma sandar muri waaw dañ ma dóor ba dindi ci man ñaari bëñ lañ dindi waaw ñu takkama ñu ne ma yóbbu ma sandar muri ñàgg tooñ nañ noonu parce que man juróom benn fukki at ak ñaar maa ngi foofu damay béy di dundal sama njaboot. kër yi daaneel fii Tivaouane Peulh jur na loo xam ne nii dafa doy waar ndaxte ñëpp ñoo xam ne dañu daaneel seen kër ak seen famille bi yëpp si biti la ñuy fanaan. sama soxna dafa toll jigéen wirut la waaw mun nañ ñu nekk fa bi ñu fa nekkee ci suba sa ñu xëy mu woo ma téléphone na ma waa police yi ñu ngi fi. bi ñu duggee si biir kër gi ñu toog xaar gendarmerie bi ñëw fekk foofu na ma ana borom kër gi ma ne ko maa ngi nii mënu ma génneel bagage yi dèjà bi mu demee génneel bagage yi la man damaa daanu waaw sama jabar ak ni mu mel noonu moo doon génne bagage yi si biti di sànni si biti di génne di sànni sama doom ji di jooy ma jël ko taf ko sama kaw génne dem waaw depuis nag bi ñu génnee samay bagage ba léegi nii amaguma fu ma fanaan ak samay njaboot ñu ngi si mbedd mi toog amaguñu fenn fu ñuy fanaan démb dama doon a jënd essence taal sama bopp ba tàkk mu jeex tàkk parce que teguñu ma nekkuma si guddi nekkuma si bëccëg ba nii may wax ak yow nii xaw ma fan laa nekk. 20 ans lañu am ni ay 22 ans takk seen nit kenn ku ne bàyyi sam njàng ngir luwaasu métti bi nekk yaram ñu. bu ñu ñaaw lu DSCOS tegee fitna waa Tivaouane Peulh ñoom nag dañu gën a bëral loxo seen maire bi pour ñoom nag maire bi daf leen jàppale bu baax a baax. si mbir bi. jàmbaar la waaye maire bi ni mu taxawee gis nañ ko lool jàmbaar la. yàlla na Macky Sall taxee noonu ak Marième Faye Sall am na yërmande yaramam daw na lekkatul naanatul depuis àllarba ba heure bi lekkul naanatul dóor nañ ko yeew nañ ko gaañ nañ ko def nañ ko lépp mais bàyyiwul dafa daw ànd ak ñoom looloo yërmande am na solidarité. site bi nag dafa nekk loo xam ne tey ku fa dem da ngay yéemee ndaxte ferrailleurs yi ñoo fa nekk di fa jël lépp loo xam ne nii dañ ko fa si bàyyi. refus nañ Sénégal télévision fi. mbokkee xarit yi ñi ngi amaat mbégte di leen dalal ci seen émission balance muy jotaay bi ngeen tàmma teewloo mardi bu jot ci waxtu wi ñu amaat mbégte loolu di teewaat fii ci plateau Walf TV di leen dégtal beneen numéro ci seen émission balance tey jii nag comme ni ngeen ko gisee ci reportage bi ñu suñu naatango boobu di Najib Sagna defal dañuy fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy coowal suuf bële am fële ci am nga xam ni moom mooy Tivaouane Peulh ñàgg muy litige foncier boo xamante ne dafa opposé population yi nga xamante ni ñoom ñoo féetee wàll googu ak tamit ñenn ñoo xamante ne dañoo banqaasoo ci nguurub Sénégal kon loolu mooy li nga xamante ne daanaka mooy benn sujet bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaanee ci émission bi yëpp ba mu jeex su ko defee kon ngir waxtaanee loolu mel dinañu dalal collectif bi nga xamante ne ñoom ñooy victimes yi maanaam ñooñee ñi nga xam ni ñoom ñoo lorule ci expropriation pour cause d'utilité publique boobu nga xamante ne am na ci secteur boobu noonu waaye tamit dinañ fi dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy maire Tivaouane Peulh ñàgg ñoom te su ko defee kon ki nga xamante ne moom mooy directeur de cabinet bi maire bi di wuyoo ci turu Babacar Seck teew na ci jotaay bi ngir maanaam indi li nga xamante ne moom mooy position maire bi ak tamit maanaam dogal boobu nga xam ne jël nañ ko toj ay këru jàmbur yoo xamante ni seeni borom dañoo yor ay këyit ba pare maanaam ña def loolee amuñu benn këyitu buur boo xamante ni indi nañ ko pour sukkandiku def loole loolu lépp tam ci biir waxtaan bi dinañ ko fas yéene leeral bu baax a baax alors su ko defee kon bu fekkee ci wetu ñu féete ci wàllum collectif bi dinañ fi dalal ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Ndiaye nekk coordonnateur collectif boobu nga xamante ne ñoom ñooy victimes yi Ousmane ñu ngi lay dalal. jërëjëf Pape ñu ngi lay nuyu te ñu ngi lay sant jërëjëf Pape. maa ngi fi tam ak ci plateau bi nga xamante ni moom mooy Omar Diop yor également kaddu collectif boobee nga xamante ni ñoom moom mooy collectif des habitants pour la défense des intérêts fonciers de Tivaouane Peulh ñàgg Omar ñu ngi lay dalal. jërëjëf Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi téléspectateur télévision Walfadjri di nuyu bu baax aussi ñi nga xam ne mooy askanu Tivaouane Peulh ñi nga xam ne tey ñoo waral suñu teewaay ci émission bi. Omar Diop wala Omar Ndiaye dafa mel na nga juum ci sant bi de. non Omar Diop la. ah Diop la waaw Diop bi moom moo gën a kii Ndiaye bi. alors Ousmane su ko defee yow la ñuy tàmbalee jox kaddu gi. fan yëpp ñi ngi gis ci reportage yi ak coow li nga xamante ne am na foofu Tivaouane Peulh ñàgg coowal suuf bi contentieux bi litige boobu noonu nga expliquer ñu xam mbir moomee naka la demee. boo xoolee Tivaouane Peulh dafa am
balaa ma commencé maa ngi nuyu téléspectateurs yi di massaw waa Tivaouane Peulh te di leen nuyu jamono ji problème bu am Tivaouane Peulh dafa doon problème bu doy waar problème bi ñaari mbir la dafa am lu ñuy wax titre 13606 DP ak lu jëm ci prolongement VDN bi session 4 titre 13600 DP l'état bu fi nguur gi fi nekkoon di nguur Ablaye Wade moo ko fi defoon parce que bëggoon nañ fa def aéroport ñu toog ci ay jamono ñu jël aéroport bi yóbbu ko Diass buñ ko yóbboo Diass titre bi au lieu que ñu annulé ko ñu bàyyi fa titre bi parce que titre bi moo ngi doon 370 hectares 89 ar 76 centiares boo xam ne dañ ko titré au nom de l'état du Sénégal comme état bi bëgg na fa def aéroport mu doon cause d'utilité publique les enquêtes commodo in commodo n'ont pas été faites parce que l'état dafa décidé à l'époque bu dee dañ fay def aéroport bi on va dédommager les occupants mais finalement aéroport bi yóbbu nañ ko Diass ñu bàyyi foofu titre bi bu ñu fa bàyyee titre bi en 2012 entre les deux tours ñu constaté ne dafa am ay services yoo xam ne ñoo yore mbirum suuf bi ci biir Sénégal ñu jël suuf si commencé di ko paccoo foofu am document boo xam ne def nañu document de division bi kenn ku ci nekk ñu ne diw la ñuy jox diw la ñuy jox am na nag ñoo xam ni def nañ ci biir enquête suñu collectif bi ànd ak tamit waa Malika def enquête ñu constaté ne tur yooyu sax ñu def ne la ñooñu demandé nañu pour ñu jox leen loolu nekkul beneen waar bi mooy mbirum tali bi mooy session mooy VDN ba ñuy prolongé bu jaar Tivaouane Peulh dem ba Lac Rose VDN bi dafa am ñeenti session première session bi passé na deuxième bi troisième bi mooy waa Guédiawaye Malika ak waa kii Cambérène seetlu nañu foofu état bi bu muy defar VDN bi dafa def lu ñuy wax étude ak impact environnemental ñu jël lu mat 108 milliards yoo xam ni moom la ñuy jël dugal ko ci biir construction VDN bi 108 milliards yooyu jox nañ ci sax 100 millions eaux et forêts pour droit d'abattage parce que garab bu nekk bu ñu ko abattre ça revient à 8000 francs ñu jël tali bi defar ko tali bi boo xoolee largeur bi c'est entre 50 et 60 mètres mu ñëw ba Tivaouane Peulh bu mu ñëwee ba Tivaouane Peulh à un moment bien déterminé ñu xëy un beau matin ñu ñëw ne leen prolongement VDN bi day dënkatul 50 à 60 mètres dañuy def 100 mètres ñu ne leen d'accord on est d'accord mais à un moment bien déterminé ñu ñëw commencé def ce qu'on appelle un mur de clôture population bi jëm na révolté mu am ñi ci jàppoon am ñi ci jëm a sonal à notre grande surprise ñu toog entre le 19 le 20 waa Descos ñoo ñëw wàcc sur le terrain commencé di def ce qu'on appelle di démolir kër yi fa nekk ci emprise VDN ba automatiquement man ak Omar mii ñu dem seeti le sous-préfet xamal ñu ne moom tey ci suba lañ ko yëgal te maire bi moo ko maire bu Tivaouane Peulh moo ko informé loolu la ñu préfet wax ñu ne ñoom de lu tax ñuy toj sous-préfet xamal ñu ne emprise VDN bi la ñu war a dindi ñu ne leen dindi ñu ne leen kon baax na la population kenn informé wu leen mu ne ni ok dina woo préfet bu mu woowee préfet ne ko mu ngi jam ñaajo bu ñëwee dina xool lu ñuy def ñu bind courrier yónnee ko le gouverneur de Dakar le lendemain bi ñu xëy ko gis ni construction kii bi démolition bi dafa continuer arrêté wul ñu jël waa Tivaouane Peulh ñun collectif yi on s'est réunis ñu dem seeti le gouverneur foofu gouverneur dafa ñu xamal ne gars yi de emprise VDN bi la ñu war a dindi ñu ne gouverneur emprise VDN bi nga war a dindi mais amuñu benn kayit bu ñu firnde ni emprise bi dañ koy dindi parce que laaj nañu directeur Descos ne ko ban kayit la yor pour mën a dindi mu ne ko wanuñu kayit te dina dindi lépp dafa ne dina ko dindi mais lu nekk ci ginnaaw mooy lan bu ñu ñëwee di def démolition bi yemuñu ci 100 mètres yi mais dañoo jëlee ci filaaw yi def plus de 500 mètres daaneel ay kër bu ñu ñëwee di laaj ñu ne leen waaw dafa am waa primature personnel primature di leen waroon am fu leen cagé donc il faut que ñu am kër yi ñuy détruire pour mën leen dugal foofu ñu ne leen kenn warul soumis Jean pour solal Paul nous sommes dans un état de droit ñu continuer ba ci yàgg dem ba ci boor Namara ñu dugg ci biir toj parce que war nañu tojal pour ce qu'on appelle benn société boo xam ne immobilier bu fi ne bu ñu woowee Cypress moom la ñu war a tojal ñëw dindi fa ay kër yi dul jeex kër yu bëree automatiquement
ñu topp dossier bi parce que ñun ci jàngat bi ñu jàngat mu ñu xam mooy nit même bu dee titre privé jàmbur nga nekk boo koy toj dafa am ordonnance boo xam ne tribunal ma la ko jox. maanaam décision de justice. décision de justice lay doon. ñu jox ko huissier ñëw jox la ko même délai bi sax tu as la possibilité nga négocier ko. même boo demee ci le code de l'urbanisme toj bi tegul ci yoon. kon loolu mooy wane ni c'est de l'injustice boo xam ni moom la population Tivaouane Peulh di vivre actuellement fii ci biir Sénégal ñu ngi mel ni ñu duñu ay sénégalais parce que mënuñu jël Cambérène session 1 bi Guédiawaye dédommager leen def étude d'impact mu ngi nii def nañ ko mais pourquoi pas au niveau de Tivaouane Peulh defuñu ko parce que bu ñu ñëwee ba Tivaouane Peulh Eaux et Forêts dafa leen ne comme 100 millions ngeen joxe di ngeen war a ñëw ñu renégocier waat pour defaat beneen étude ils ont refusé ne dootuñu jëlati benn garab fay ko 8000 francs comme demee na noonu dañuy génn ci biir ñoo toj mais toj bi on a constaté que dafa am ay bavures parce que dafa am ñu ne ci ginnaaw di leen pousse pour ñu mën a yàqal ay nit kon dafa bokk ci loo xam ne ñun ñaawlu nañ ko te gis nañ injustice la moo fi am dans ce pays. ok d'accord yaakaar naa ni campel nga ñu débat maanaam expliquer ñu li nga xamante ni moom moo xew dëggantaan léegi ci say kàddu yaa ngi wax ni waa DSCOS mooy fàttali ni moom mooy direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol yaa ngi wax ni DSCOS dañu ñëw procéder à des démolitions xanaa auparavant dañu joxe woon ay sommations yoo xamante ne c'est resté sans suite wala lu mel noonu non sommation par exemple aujourd'hui sommation musuñu joxe sommation parce que tamit nit ki boo koy tojee sommation rek war ko jox sommation parce que la loi dafa am nu mu ci leeral parce que nit ki sànq wax naa la ne booy tojali da nga ko jox ce qu'on appelle une décision de justice par exemple tey am na ñoo xam ne dootu mën nga ñëw ñu jël seen feutre bind ci mur bi arrêt DSCOS loolu du sommation sauf que pour le cas d'espèce expropriation pour cause d'utilité publique la mais cause d'utilité publique su dee yem nañ ci tali bi ñun nangu nañ ko parce que tali man dama koy jëriñoo kenn ku ci ne da koy jëriñoo mais jël lu mat 500 mètres nga toj ko ne ko tali nga koy def amul fenn ci Sénégal tali bi ci gën a mag mu ngi nekk si nga sotti 54 mètres la pourquoi pas à Tivaouane Peulh nga jëlee plus de 500 mètres ngay toj ñëwaat ne ko dañuy jël pour dimbali pour tojal wala personnel de la primature pourquoi et pour quelle raison ñoom personnel boobu c'est l'État qui les paye celui qui faut que ñu fa nekk sur le terrain ils ont ñu am nañ seen délibération ok il y a d'autres qui ont des délibérations qui datent plus de 30 ans. ok am nañ seen délibération kon Omar DSCOS bi ñuy ñëw yan motif wala yan argument la ñu teg sur la table la ñu invoqué pour procéder à des démolitions. waaw sans pour autant que ñu sukkandiku ci décision de justice. jërëjëf Pape yaakaar naa li ñuy njëkk a def rek mooy masawu waa Tivaouane Peulh parce que li leen dal ci fan yi métti na trop wax dëgg yàlla métti na lool parce que fan yi Tivaouane Peulh kenn xamatul looy dund muy père de famille muy xale yi muy mag ñi kenn xamatul ci looy dund ñu ngi leen di masawu bu baax a baax. loolu yaakaar naa li DSCOS def au niveau de Tivaouane Peulh dafa teguwul Pape ci dara ci yoon amul lenn loo xam ne tegu na ci yoon te ñoom ñooy service de l'ordre ñoom ñoo war a doxal ordre ñun tey ñun ñoo war a jàdd yoon ñoom ñoo ñuy tegaat ci yoon mais tey nii ñu doxalee gëwuma ndax ñoom am nañ sañ-sañu ëllëg dañu teg ci yoon parce que tey dafa am loo xam ne dafa am tali wax nga ko sànq expropriation pour cause d'utilité publique tey man du man maay bañ tali du waa Tivaouane Peulh ñooy bañ tali parce que Tivaouane Peulh dëkk boo xam ne Dakar da koo dab si mu nekk en voie de développement nekk en voie de progression kon Tivaouane Peulh du bañ tali mais tey ni ñu doxalee au niveau de Cambérène doxalee ko au niveau de Guédiawaye doxalee ko au niveau de Malika pourquoi ñu ñëw ba Tivaouane Peulh mu def exception à la règle parce que tey am nañu ñëw nga gis nga fi ay bâtiment gis nga ay construction yoo xam ne nekk na fi tali mi ngi fi war a jaar mais def leen seen benn commission de recensement des impasses ñu ñëw sur le terrain recenser nit ñi xam ñu occuper terrain bi xam liñ fa def xam li leen war parce que xaalis boobu dafa nekk ci ay keesu AGEROUTE ñu war koo doxal buñ defee loolu ba pare nag ba jël seen i ndàmpaay jox ko nit ñi wala ba teg leen ci ay anam yu leer ñu xam ne ñoom dinañ jot seen ndàmpaay su boobaa ñu bindal leen ay sommation ne leen kër yi kat war ngeen koo génn ñu xool nag waxtaan ndax ni ñuy amee sommation yi aussi ñu leen kër gi war ngeen koo génn ci délai bu tel ñu waxtaan ci nit ñi ba d'accord délai boobu bu jotee te nit ñi génn nga ñëw def li ngay def mais Pape loolu lépp dafa amul Tivaouane Peulh kenn musu fa joxe sommation li may wax ñi ngi may dégg ñoom bu dee kenn ci ñoom mës nañ koo bi ñëw bindal ko sommation jox ko na ko wax amul benn sommation mu ngi mës a dugal Tivaouane Peulh te li ñu gën a doy waar mooy VDN bi ñoom nee nañ 100 mètres la ñuy jël mais nga jóge Malika ba Tivaouane Peulh frontière la nga jóge Malika ba Tivaouane Peulh nga jël à peu près 50 mètres à 60 mètres nga ñëw ba Tivaouane Peulh nga ne di nga jël 100 mètres mais 100 mètres nga teg ko fan xam nga tey même bu dee cause d'utilité publique dañ ko teg ci yoon am na loo xam ne jarul ñu koy réserve pour ëllëg di ko séddale seen biir te à 500 mètres de l'emprise de la VDN ñëw nañ fa démolir ay loolu parce que mbir mi dafa nekk ñaari fànn VDN bi nga xam ne dañ koo dindi te waruñu koo dindi
tant que joxuñu ak nit ñi li ñu war a defanteeg ak ñoom jox leen seen i ndàmpaay ba pare ñu jóge fa. Deuxième mbir mi mooy nga ñëw à 500 mètres de la VDN fekk fa ay construction nit ay habitation nga génne nit ñi fa nekk toj seen i kër loolu dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw te niñ ko defal premièrement ñenn ñi ñu ko njëkk a defal mooy ñu ne personnel primature dañoo soxla parce que état du Sénégal entre les 2 tours des élections dañ leen fa mayoon benn ay baux yu ñu fa mayoon état du Sénégal yu ñu fa mayoon waa primature am ay baux yoo xam dañ koo may waa CEPRES. donc ce qui veut dire que c'est l'ancien régime. ancien régime bi moom moo jël loolu indi ko. ancien régime bi nga xam ne moo fi nekkoon moom moo jël loolu teg ko mais Macky Sall ñun fi nga xam ne ci lañ koy interpeller mooy li nga xam ne engagement boo xam ne daf ko jëloon au niveau de Tivaouane Peulh pendant la campagne électorale de 2012 dafa jëloon engagement mu ñëw ñun ñu xamal ko ni lii suñu mbëbët tey Tivaouane Peulh mooy suñu suuf lañ bëgg audit foncier au niveau de Tivaouane Peulh parce que nit mënul xëy un bon jour ne la am naa titre foncier alors que yow da nga ko occupé woon dem au niveau du conseil rural parce que auparavant conseil rural de Sangalkam la Tivaouane Peulh dépendroon après en 2011 ci la am découpage administratif bu Sangalkam ci la Tivaouane Peulh érigé ko en communauté rurale am na ñoo xam ne à l'époque du conseil rural de Sangalkam bi ko ministre Omar Gueye actuellement dirigé dañ ci amoon ay délibération bien avant Omar Gueye amoon na ay PCR yu fa nekkoon dañ ci amoon ay délibération biñ ko érigé aussi def ko en communauté rurale de Tivaouane Peulh Niague dafa am ñoo xam tamit dañ fa nekk am fa seeni délibération mais ñoom bañ ñëwee teniruñu en compte li nga xam ne administration bi déjà def na ko fa parce que zone boo ñëwee di ko titré dafa war a am des enquêtes tey boo ñëwee nga ne da ngay titré zone wala da nga fay may nit boo wala quoi que ce soit dafay am ay enquêtes ñu ñëw sur le terrain avant ñoo def quoi que ce soit xam état terrain bi nan la est-ce que c'est un terrain occupé est-ce que le terrain n'est pas occupé est-ce que y a des peines faites là-dessus est-ce que am na ñu fay bay est-ce que am na ñu fay càmm mais loolu lépp teniruñu ko en considération alors que Tivaouane Peulh bay moo fa am càmm moo fa am nit ñi suuf si ñii dafa yàgg ci ñoom parce que ñoom ñoo fa dëkkoon ñoom ñoo fa jonkoonoon tey Dakar moo leen dab ñu jël ay loi ñëw exiger leen ko forcer leen ko te kenn boolewu leen ci lenn te tey ba ñuy ñëw am na ay préalable boo xam ñoom waroon nañu koo mën a doxee Tivaouane Peulh c'est organisé chef de village mi ngi fa am na chef coutumier am na aussi la mairie de Tivaouane Peulh bi nga xam ne moom moo fa nekk mais ñoom ba ñëwee cherché wuñu xam ndax fii mairie mi ngi fi parce que mairie moo gën a jege askan bi pour waxtaan ak ñoom pour communication mën a jàll avertir uñu maire le maire bi nga xam ne moo fa nekk dañoo tëb maire bi en personne moo taxaw wax ni moom yëgul parce que au début nit ñi dañ ko doon ŋàññi pourquoi lii di am parce que ci commune am la lu am it moom la ñuy adressé wu avant ñoo dem ci kenn mu ne moom yëgul tinul kenn bindu ko kenn waxu ko avertir le chef de village avertir ñu personne ñëw Tivaouane Peulh def benn forcing wàcc fa des contingents de gendarmes ñëw def li ñuy def kon loolu yaakaar naa c'est une violation injustice boobu ñun lañ bëgg mu leer. ok d'accord yaakaar naa ni lu jëm ci wàllu maire bi c'est directeur de cabinet maire bi Babacar Seck teew na ci jotaay bi du ñàkk buñ ci yeggee dina jël kàddu gi indi leeral yi nga xamante ni moom moo ci war alors ñi ngi doon waxtaan ni léegi expropriation pour cause d'utilité publique loi bi li mu ci wax dafa leer bon pour ñi nga xamante ne dégguñu tubaab expropriation pour cause d'utilité publique maanaam nga dëkk fenn état soxla ko pour tali war fa jaar wala ñu gis fa pétrole wala ñu gis fa lu mel noonu dañ la war a yëkkati mais loi bi li mu wax mooy balaa ñu lay yëkkati dañ la war a jox ndàmpaay bu tolloog loolu nga xamante ne moom nga amoon foofu noonu ndàmpaay boobu am na wala amul ndàmpaay bi Pape yaakaar naa balaa ndàmpaay di am foog mu am commission recensement impense parce que nit ki doo ko ndàmpaay te ñëwoo xam ndax R+1 la tabax wala fondation rek la def wala daf ko borné woon rek wala R+2 la tabax commission boobu moom moo waroon jiitu commission boobu kenn ku nekk ñaata moo waroon xam kenn ku nekk lañ la war a jox saytu ko mais commission boobu amul noonu ndàmpaay di amee tey Tivaouane Peulh kenn mënu faa taxaw waxuma la ndàmpaay de eggaguma ci ndàmpaay mais kenn mënul taxaw ne la commission ñëw na fekk na ma sama kër wala convoqué nañ ma nee nañ ma sa terrain loo ci investir ak loolu nga ci war a def amul li ñu information yi ñu mujjee dégg mooy que ni demain la commission bi war a tàmbalee liggéey yow nga toj kër jàmbur ba raser ko borom charrette di ñëw nañ eggali nañ toj bi ñi ngi sàcc garawaay yi ñi ngi sàcc mbirig yi fa des ñi ngi sàcc feer yi nga xam ne defoon nga ko ci kër gi yow nga ñëw ne da ngay def commission pour impense mais loolu lan lay ndur ok léegi kon bi loolu amee yéen ban recours ngeen intenté pour que justice soit faite. waaw recours bi ñu intenté par exemple lenn mooy pour que ma am lu ma leeral tuuti balaa ñu dugg ci boobu. mooy titre bu ma 13600 DP bi dafa doon titre boo xam ni dafa. donc titre boo ko xoolee c'est entre Pikine et Rufisque mais Rufisque gis nañu warul mën a intervenir au niveau de Tivaouane Peulh c'est anormal donc titre boo ko xoolee foofu rek foofu laa lay wax ni il y a déjà des vices il y a une vice de procédure par rapport à l'établissement de ces titres là. benn loolu bu mu amee on s'est réunis en collectif pour défendre nos intérêts automatiquement bi ñu demee ci le gouverneur il nous a demandé de faire le recensement et le recensement est en train de faire le recensement actuellement pour mun a xam ñaan lañu yàqal yàq bi ñaata la toll ak fan la toll et aussi organiser wu nañu sunu collectif bi jël nañu avocat pour mu topp ñu dossier bi au niveau de la loi
parce que li ci gën a grave mooy on va interpréter le directeur de la DSCOS je l'ai dit aussi on va faire une citation interprétative directe et il va nous montrer devant bar tribunal yan kayit a fan la sukkandiku pour mën ko def parce que nous sommes dans un pays de droit et on fait confiance à notre justice et je sais que actuellement la population de Tivaouane Peulh est une population meurtrie, une population qui a été matée par ces gens-là. Actuellement nous avons le cœur lourd. ok may fàttali ni DSCOS mooy direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols ñoom sax jotoon nañu jokkoo ak ñoom ngir cadre émission bi mais li ñu xamal mooy mënuñu wax lu dul ne dañoo am ndigalu wala boog autorisation ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen RH donc actuellement dossier bi fu mu toll tribunal non dossier bi fu mu toll actuellement tribunal mooy ñoo ngi def nañu tout ce que def nañ njëkk nañ def que suñu constat huissier bu ñu defee constat huissier ba pare jël nañ un géomètre pour mën nañ def l'état des dégâts yoo xam ni am na fa moom lañ war a boole actuellement pour def citation interprétative directe bi donc mën na rappeler comme ay maître Thioune ñooñu et d'autres ñoo nekk ci dossier bi actuellement pour pouvoir aider cette population. kañ la war a ñëw tribunal. bon non actuellement mënaguñu wax date exacte mais une fois bu ñëwee tribunal donc on vous fera part par exemple de la situation. bu ngeen doon évaluer préjudice bi maanaam li ngeen fa jotoon investir ñu yàq ko lépp la oto la xayma gi mën ngeen ko xayma ci à peu près ay ñaata. bon parce que actuellement li ñu fa toj ci kër ëpp na plus de 300 à 400 maisons am na R+2 R+3 donc on peut dire que ay milliards moo fa yàqu. parce que actuellement ñoom ci seen bopp bu ñu doon toj au niveau de Tivaouane Peulh am na il a eu 2 morts ñaari nit dee na ci mais presque waxu ko kenn waxu ko ñu jël affaire bi nëppal ko te loolu tamit ñu ngi jaale ñooñu ñoo xam ne ñàkk nañu seen njaboot ci biir toj bi parce que ñooñu dina ñëw waa DSCOS dafa yóbbu te les conditions réunies pour ñu mën leen protéger des conditions yu defuñu ko parce que ñoo nañ di détruire ñaari il a eu 2 morts par rapport à cette situation kon nga xam ni c'est pas du ay fondement du ay bornes lañu toj mais des maisons lañu toj ay R+2 R+3 donc l'évaluation actuellement bu ñu fi nekkee actuellement c'est des milliards ok parce que état bi mënul aujourd'hui ñëw au niveau des autres cités di tabax ay kër ba pare di ñëw di détruire ay d'autres maisons day mel comme da ngay gas ba pare di suul. ok kon Omar on peut considérer que le préjudice est lourd. très lourd même Pape te si li mu wax ci loolu ñun li tax affaire bi gën a doy waar suñu côté mooy ñun dañu xamul exactement ci ban Sénégal lañ nekkat ci Pape parce que je peux pas concevoir ay nit dëkk ci dëkk gis luy war a ñëw nga xam ne lii bu ñëwee mën na causer ay dégâts mën na causer tort. Dès janvier 2017 on a écrit des courriers à la présidence à la primature à la gouvernance alerté. Dès janvier 2017 début janvier kon c'est pas la ñun du tey lañ taxaw pour wax ci lii dañ leen a alerté ne leen am na lu ñuy gis mi ngi bëgg a ñëw te lii bu ñëwee dina métti ci askan wi te askan wi dina ko dund métti te leneen ak leneen mën na ci am courrier yi mi ngi fii seen accusé de réception yëpp mi ngi fii depuis loolu réaction amul ci benn autorité gis ñu benn réaction ñu xëy un bon jour gis ñu ñëw ak seen caterpillar di détruire li fa nekk actuellement pour ñu recenser ko xam ko man de personnellement mënuma tëpp wax un chiffre parce que bilan bi boo ko xoolee nga xam ne dafa lourd tey Tivaouane Peulh boo ñëwoon zone bi nga xam ni dañ koo détruire nga def nga dem marché ko à pied nga dox ko da ngay xam ni yow mii sa bopp bilan lii ñu yàq ñoom ñu doon yàq xam nañ ni lii ñu yàq c'est lourd ñoom ñu ko doon def xam nañ ko boo xoolee image tey di nga gis ay étages yoo xam ne R+2 R+3 ñu ñëw noonu détruire ko borom amul sommation waxtaanuñ ci ak moom am na ñoo xam ni comme ni ko image waxee seen biir kër lañ leen fekk ñun on était là-bas on était présents sur le site seen biir kër la leen fekk seen cin bi ñu doon taalee añ seen i bagage seen i xarak lépp noonu lañ leen buubee di leen génne ci mbedd bi ñun ñoo leen doon jàppale personnellement parce que on ne pouvait pas être là di xeex parce que ñun wax dëgg yàlla dañu respecter suñu institution respecter suñu état te dañoo gëm ni suñu dëkk dafa am loi moo tax boo ñu tooñee duñ dem di xeex duñ dem di xuloo nañu dimbali ñi nga xam ne ñoom la ñu war a dimbali bu ñu paree yóbbu mbir mi fañ ko war a yóbbu wax dëgg yàlla te am na loo xam ne sànq wax na ko ci titre foncier bu 13606 bi Pape département de Pikine ak département de Rufisque sont frontières nga jëlee titre foncier nga ne 13606 DP département de Pikine nga jëlee ko Pikine dugal ko ba biir Rufisque mu dugg Rufisque à plus de 1 kilomètre biir Rufisque nga titré ko mais boobu ba léegi benn autorité waxu ci ñu bàyyi noonu di ko nëppal tey titre boobu jur na lu problème bi tey li mu gën a am titre boobu la parce que waa Malika tey dañuy jóge biir Malika dugg ba biir Tivaouane Peulh ne ñoom ñoo ko ma romb ay habitation Tivaouane Peulh ne foofu yëpp ci Malika la bokk parce que ci titre foncier boobu lañ basé wu bi ñu seetee gouverneur wax nañu ko nee nañ titre foncier boobu dafay dagg fa ñu def limite Malika Tivaouane Peulh foofu la yem te demoon nañ ba def limite bi ànd ak le maire de Malika le maire de Tivaouane Peulh ak toutes les autorités concernées ñu dem départager Tivaouane Peulh ak Malika mais depuis loolu amul leen benn engagement boo xam ni pour problème boobu mën a réglé wu amul benn engagement boo xam ne c'est palpable de la part des autorités pour problème boobu mën a réglé wu. ok dinaa leen laaj question boo xamante ne presque man question standard laa ko def ndax ku fi ñëw di joytu wàllum problème suuf foncier loolu laa lay njëkk a laaj balaa ñu sori ci waxtaan bi maanaam
est-ce que am na kayit guy wane ni yéen foofu ngeen dëkkoon yéen a ko moom. kayit yi koy wane mooy population rurale la ñor boo amee sa suuf li nga mën mooy dem au niveau de la mairie époque boobu communauté rurale la woon parce que Tivaouane Peulh mairie am je pense que 3 ans la am époque boobu communauté rurale la amoon nga jël sa kayit yóbbu ko fa def demande de délibération buñ la defalee sa demande de délibération ñu délibéré la superficie bi nga xam ne demandé nga ko buñ ko vérifié ñu demandé la ko jox la ko à usage d'habitation su boobaa yow am nga sañ-sañu mooy kayit yi nga xam ne mi ngi feeñ ci image yi yow am nga sañ-sañu ne lii kat ñu ma délibéré ne monsieur X mën lañ délibéré 150 wala 300 wala 500 mètres carrés bii à usage d'habitation man maa ko moom. am na ci ñoo xam ne ils sont conscients jël nañ seen i kayit depuis des années man mii gis naa ay kayit yoo xam ne seen i borom depuis 2009 lañ dem def régularisation par voie de bail. depuis 2009 lañ dem def régularisation par voie de bail am na ñoo xam ne bien avant 2009 époque boobu terrain nul la woon amul benn titre boo xam ne feeñ def ñuy def seen régulation par voie de bail mais service yi nga xam ne ñoo waroon dox loolu ñoo doxalul seen i dossier chaque jour ñu ciy topp ñu leen di jaabanteloo suba ak ngoon un jour ñu gis nit ku yor maletam dugg ci biir service bi 5 ans 3 ans après nit ku yor maletam dugg ci biir service bi ñu jël site boobu nga xam ne yow demandé ngoon ko ñu yor ko joxe ko kon tey yaakaar naa bu ñuy pièce d'identité yi dama koy wax plus souvent pièce d'identité yu bees yi ñuy defar dañ cee waroon defal ñaar def le sénégalais VIP ak le sénégalais géttu bay ñu yor ñaari pièces yooyu parce que ñun dañoo considérer li am nii sénégalais Sénégal doy na waar kon ñun c'est-à-dire pièce d'identité yi waroon nañ cee def ñaar muy kenn ki nga xam ne day yor pièce d'identité VIP lu mu bëgg am ko ak ñun ñi nga xam ne mooy population à la base lu ñu bëgg foog nañu bàyyi ba ñu am ba pare ñun ñuy doog a jël recette gi ok parce que li tax ma laaj loolu Omar mooy ñu bëri dañ ne yéen da ngeen di coow rek te yoru leen këyit bon lan ngeen di tontu ñu non boo xoolee yor nañ këyit et je pense que képp ku xool délibération mu nekk këyitu njëkk ci mbirum suuf à part l'acte de cession de peine délibération ci topp kon délibération mën nañu ko considérer comme këyitu juddu terrain ba mais seetlu nañu képp ku fay ni titre amoo délibération da ngay jaar ci koñ jox la décret xam nga loolu du yoon parce que délibération yor nañu délibération jël nañ seen délibération dem di ko régulariser mais boo xoolee service état yi yore mbirum suuf lu jëm ci domaine bu jëm ci cadastre ak yooyu nangu ñu recevoir wala nangu ñu jox ci lu suuf parce que da ngay déposer plus de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans parce que documents yi mu ngi fi des preuves à l'appui donc boo demee di déposer da ngay ne ok tu déposes nga def lépp li nga war a def lépp li nga laaj def nañ ko mais duñu la jox benn suite au dossier te duñu la wax lu tax joxuñu la xam nga tey bu ñu déposé woon ñu xëy tey binduñu ne ak rejeté nañ la di nga xoolaat lu tax ñu rejeté la di nga dem xool loolu na ko saafara pour mën a am sa bail. suuf soosu ban domaine la boobu. bon suuf soosu boo ko xoolee suuf en général au Sénégal boo xoolee suuf domaine national moo fi am. domaine national dafa am na tamit des titres de l'État. boo xam ne nit ki mën na ci demander bail. domaine privé domaine public de l'État domaine public waaw de l'État nit ki mën na ci demander bail mais bu dee titre état la tey occupant bu fa nekk mooy priorité par rapport à koo xam ne jóge na fële di ñëw di demander te du ma ne ci benn titre état titré ko ma ñëw dëkk fa tabax fa sama kër ñu xëy suba jox ko ma samba boo xam ne dëkku ci dëkk bi ñoo ne aujourd'hui dañ la fay jëlee te état pourquoi mu titré zone boobu bu mu koy titré fekkoon na am nañ suñu délibération parce que wax naa la fi am na délibération xam ne délibération 86 la de délibération de 86. état bu mu ñëwee kañ la premier titre bu fa def mooy titre 2007 13606 bi yeneen titre ci topp yëpp lu mu la ko waxee ci biir deuxième tour bi la am des élections bi passé en 2012 après 2012 actuellement ils sont en train de dire que dinañu essayer xool comment le président nu mu leen di signer ay décret comme le cas de CSE boo xam ni biir day dem ba ci biir CSE bu Aliou Sow day dem ba ci biir kër yi ci boppam di fa sampay borne. d'accord yaakaar naa ne catégorisation des terres boobu noonu sax moo taxoon ñu bëggoon fi dalal juriste avocat maître Ousseynou Ngom ngir mu indil ñu ci ay leeral ci côté juridique bi waaye ci suba ba léegi mi ngi tribunal am ay clients yoo xamante ni ñoom lay war a défendre yaakaar naa ne looloo waral teewul ci jotaay bi dañ ko koy jéggal rek ba beneen yoon kon ñu mën ko dalal mu indil ñu leeral en matière foncière alors su ko defee kon régie bu fekkente ni reportage bi nekk na en place ñu xoolaat ko rek laata ñuy dellusiwaat ci biir émission bi su ko defee kon ñu dem ci public bi xool ñi nga xamante ne ay réaction la ñu fa mën a jël pour leeral li nga xamante ne moom la ñuy waxtaane kon régie Cheikh Tidiane bu dee élément bi mi ngi en place ñu xool reportage bi laata ñuy dellu si waat ñoom nag lu ñu wax moo di lu leen gën di métti mooy Descos daf leen dóor wala enchaîné leen wala teg leen fitna boo xam ne ñoom ba léegi dañ ko métti tlu kii nag kilifa la am lu tollu 70 ans moom nag jot na si ñàkk këram waaye si ñàkk si ñaari bëñ yoo xam ne nii waa Descos ñoo ko génnee. en 2012 VDM bi ba mu ñëwee ñu ne dañuy jox VDM ñu jël sama genn wàllu tool am lu des may continuer may béy bi passé ñu ñëw ma indil samay surga région
sandarma ñëw fekkam foofu yéenuma di ma waxtaan ci kaw tali bi ñu waxtaan ci kaw tali bi ñu ma def ñu ma joxoon foofu yëpp ñun maasale ñu jàppama yeew ma yóbbu ma sandarmeri des waaw dañ ma dóor ba dindi ci man ñaari bu bëñ lañ dindi waaw ñu takkama ñu ne ma ñu yóbbu ma sandarmeri ñàgg tooñ nañ noonu parce que man juróom benn fukki at ak ñaar maa ngi foofu damay béy di dundal sama njaboot. kër yi daaneel fii ci wàllu pël jur na loo xam ne nii dafa doy waar ndaxte ñëpp ñoo xam ne dañu daaneel seen kër ak seen famille bi yëpp si biti la ñuy fanaan. sama soxna dafa toll jigéen wirut la waaw ñu nekk fa bi ñu fa nekkee ci suba sa ñu xëy mu woo ma téléphone na ma waa police yi ñu ngi ci biir kër gi ñu toog xaar gendarmerie bi ñëw fekkam foofu na ma ana borom kër gi ma ne ko maa ngi nii mënu ma génneel bagage yi dèjà bi mu demee génneel bagage yi la man damaa daanu waaw sama jabar ak ni mu mel noonu moo doon génne bagage yi si biti di sànni si biti di génne di sànni sama doom ji di jooy ma jël ko taf ko sama kaw génni dem waaw depuis nag bi ñu génnee samay bagage ba léegi nii amaguma fu ma fanaan ak samay njaboot ñu ngi si mbedd mi toog amaguñu fenn fu ñuy fanaan démb dama doon a jënd essence taal sama bopp ba tàkk mu jeex tàkk parce que tegu ma nekkuma si guddi nekkuma si bëccëg ba nii may wax ak yow nii xaw ma fan laa nekk. 20 ans lañu am ni ay 22 ans takk seen ndig kenn ku ne bàyyi sam njàng ngir luwaas bu métti bi nekkee yërëm ñu. bu ñu ñaaw lu des ko tegee firnde waa Tivaouane Peulh ñoom nag dañu gën a bëral loxo seen maire bi pour ñoom nag maire bi daf leen jàppale bu baax a baax si mbir bi. jàmbaar la waay maire bi ni mu taxawee gis nañ ko lool jàmbaar la. yàlla na Macky Sall taxee noonu ak Marème Faye Sall am na yërmande yaramam daw na lekkatul naanatul depuis àllarba ba heure bi lekkul naaw te dóor nañ ko yeew nañ ko gaañ nañ ko def nañ ko lépp mais bàyyiwul dafa daw ànd ak ñoom looloo yërmande am na solidarité. site bi nag dafa nekk loo xam ne ni tey ku fa dem da ngay yéemee ndaxte ferrailleurs yi ñoo fa nekk di fa jël lépp loo xam ne nii dañ ko fa si bàyyi. Rufisque nañ Sénégal télévision fi. Rufisque Najib Sagna rajo télévision Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñu nattango bi ñu toogal foofu di Najib Sagna alors kon mu mel ni ñëw nañu ci ñaareelu xaaju waxtaan bi yaakaar naa ne balaa ñu ñëw ci monsieur le maire dañuy dem ci li nga xam ne ñoom ñooy collectif bi jël fa ay victimes Dieynaba Ndiaye ñu déglu ko moom mu yëkkati ay kàddu ci maanaam mbir bi nga xamante ni xew na foofu noonu. salaamaaleykum ñu ngi gërëm waa Walfadjri gërëm mbooloo yi toog nii ñun jigéen man côté jigéen ñi laay wax. man jigéen ñi laa jiite xam nga tey ku sonn sa àdduna jigéen moo gën a sonn boo génnee 4 heures du matin jigéen ngay gis mbedd bi doo gis benn góor jigéen rek ngay gis ay jaaykati jën ay jaaykati caaf jaaykati banaana ba diaspora bi Tivaouane Peulh lu xew Tivaouane Peulh musul xew fenn lu xew Tivaouane Peulh musul xew fenn Tivaouane Peulh rek la am jaay doole bu am foofu Tivaouane Peulh rek la am yow nga fekk nit muy togg añoom nga ne ko gën si biti doomam dem école nga ne ko gën sa bagage si biti ma toj sa kër amatuñu fu ñuy dugg ñu ngi foofu amuñu benn kii boo xam ne dañ siy dugg 100 francs joxuñu ko kenn Tivaouane Peulh que da ngay fa ne guerre civile moo am foofu chaque jour gendarme yaa ngi fa chaque jour gendarme yaa ngi fa man na Macky Sall laay wax a Marème Faye Sall Macky bu moytul ci député bi jarul sa muy campagne day daanu ñii luñ ko defee baaxul si biir campagne si biir ñëw lu ci des kii pour voter député 3 mois ñoom ñu ñëw di fekk kër jàmbur sans droit sans dara génn si biti ma toj sa kër encore xale ya ñuy war a jàng war a def examen ñu ne la gënal si biti yow léegi sa doom yi fu ñuy jànge seen examen day yàqu seen jàng day yàqu léegi ku nar a jàng Tivaouane Peulh léegi fay dugal sa doom heure bi booy xaar tëj booy luwee sa kër booy luwee kër da ngay xaar ba école bi tëj nga ne xaaral ma léegi damay toxu yow école bi tëjul sax nga ñëw fekk kër jàmbur tëj ko ñu nekk noonu amuñu fu ñuy dugg ay jigéen biir ñu yore ay liir amuñu fu ñuy dugg man diaspora bi laay wax bitim réew neexatul man bitim réew laa nekkoon lu ma ñëwee Sénégal man xam naa lu ma ñëwee Sénégal balaa may am sama kër xam naa lu ma ko amee moo tax man affaire bi dam see xeex Tivaouane Peulh ñun dañ ko préparé xeex ba yoon lu ñu may ñu jël ñun dañu war a xam suñu droit ñun dañoo war a xam suñu droit man damaa yore entreprise dañu war a xam suñu droit bu ñu xamul suñu droit nag ñun dinañu fajal suñu bopp
ok loolu moo ñu métti lu ñu métti Tivaouane Peulh loolu moo ñu métti dañu bëgg a Marème Faye Sall Macky Sall dil bi yëpp si sa palais ba la nekk ay ministères yi dil bi yëpp foofu la nekk déet waay baa doole warul dëkk si côté géej loolu la ñuy wax teewuñu fi donc mënuñu wax à l'heure d'eau quoi dañu yem ci ñun boo ñëwee gaara sa kat ba mu noir nga ne baa doole du dëkk fii ñoom ñoo ko wax baa doole du dëkk foofu léegi nga ñëw jëkki yëg nga ne ko gënal si biti ma toj sa kër loolu moo am Tivaouane Peulh gënal si biti ma toj sa kër loolu moo am foofu fan la musa am ñu tojee léegi fan la ñu fanaan ñu fet Macky Sall dafa am yërmande nag ñu ko wër baaxuñu ñu ko wër affaire domaine kii affaire kër yi baaxuñu tey baaxuñu suba amuñu yërmande. ok jërëjëf Dieynaba Ndiaye yaakaar naa ne dégg nañu jooy xol boobu nga xamante ne yëkkati na ko moom mooy nga xam ne moom moo jiite mboolem jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci collectif bi lorule fële nga xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh par rapport ak litige foncier bi nga xamante ne am na fa fan yi maanaam ay kër yoo xamante ne ay nit seen i borom dañ fa jotoon def ay réalisation waaye ñu ñëw daal di koy daaneel pour maanaam évoquer li nga xamante ne moom mooy utilité publique alors su ko defee kon yaakaar naa ni waa mairie Tivaouane Peulh ñàgg war nañ leen déglu bu baax a baax ñoom ñàkkul ne am nañ ci avis ndaxte dégg nañu bu baax a baax interpellation yu bëri yi nga xamante ne am na fi ñi naan maire yëg na ko ñi naan monsieur le maire yëgu ko ñi naan dañ ko jéggi su ko defee kon ki nga xam ne moom mooy directeur de cabinet maire Tivaouane Peulh teew na fi muy Babacar Seck ñu déglu ko. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di la nuyu Pape bu baax di la encourager ci liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy def. di nuyu nu mu tëddee les deux présidents de collectif yi nga xamante ne ñu ngi fi ma leen di jaajëfal bu baax di rafetlu itam seen honnêteté intellectuelle bi ñu am parce que wax dëgg yàlla yonte bi itam ñun ci commune bi lañ nekk te li nga xamante ne moom lañ wax fi itam moom moo dëppoo moom moo méngoo ak 100% li nga xamante ne moom moo nekk la réalité à l'échelle locale may remercier itam ñu bu baax a baax invité yi nga xamante ne wala ñi nga xam ne ñoo leen accompagner ñëw di nuyu di sargal bu baax la population de Tivaouane Peulh ñàgg yi nga xam ne itam ñoom ñoo ñu fi teg ba ñu mën a ñëw taxaw si fii di wax ci seen ay soxla. waaw li ñu bëggoon xam mooy mairie bi lan mooy seen position par rapport ak affaire bi ñii ne yëg nañ ko ñii ne mairie bi yëguñu ko ñii ne dañ leen jéggi lan mooy dëggantaan li nga xam ne moom mooy dëgg moom moo ci am. waaw yaakaar naa Pape loolu tontu ci dana yomb parce que yaakaar naa déglu nañ ko sànq ci reportage bi ñu ciy sant bu baax di ci jaajëfal bu baax monsieur le maire parce que bi situation bi amee effectivement comme l'a si bien dit Omar ñu bëri dañ jàppoon ne une affaire bu mel noonu warul am sans pour autant que le maire ne soit informé te effectivement telle est la réalité dëkk dafay am borom dëkk dafay am ñi nga xamante ne ñoom ñooy buntu bi wax nañ ko boo jaaree ci délégué de quartier jaar ci chef de village jaar ci autorité coutumière yi ban ngay accès au niveau de la municipalité sur cette opération de casse de la DSCOS je le dis et je le réaffirme il y a pas une autorité qui a été informée wax nañ ko sànq léegi parce que préfet le sous-préfet c'est le maire qui l'a appelé au téléphone ni ko préfet maa ngi dégg kat ne ñu ngi am ay cas yu ñuy def au niveau de Tivaouane Peulh tey li nga yoon bi nga préalable yi nga xam ne moom moo waroon am préalable yooyu nu mu tite amul préfet ni ko yaa ma ko yëgal le sous-préfet ci boppam donc maa ngi confirmer lii kilifa googu doon wax ne bi ñu woowee préfet sous-préfet moom moo wax ne monsieur le maire ci boppam moo ko yëgal et puis nekkul lu ci bii la amee Omar mën na ko seede bu dul benn yoon du ñaari yoon DSCOS ñëw na fa dugg au niveau de Tivaouane Peulh seulement mën nañ wax ne nag bii peut-être li ñu laal dayo gi dafa jéggi dayo mais dugg nañ fa bu dul benn yoon du ñaari yoon à l'insu de la municipalité à l'insu de la population de Tivaouane Peulh ñàgg tey mënuñu am benn explication boo xamante ne rek mën nañ ko teg wax dëgg yàlla yonte bu mën a dugg ci nopp nit mën a convaincre la personne d'ailleurs pour preuve damay wax ne bu fekkee dem nañ ba ci situation bu toll nii ba comme ni Omar wax ñu toj ay këru jàmbur sàcc seen ay béton sàcc seen ay ciment sàcc seen ay briques yi nga xamante ne moom moo fa des ñu ñëw nag léegi ñu ne léegi ñu ngi soog a indi commission des impenses bu boobaa na ko dëgg yàlla commission des impenses boobu de manière technique ci lan yan anam lañ koy teg pour mën a xool ku nekk li nga xamante ne moom lañ la fa yàqal lan la méngool pour que ëllëg ñu mën la ko jox yaa na pas pour vous dire que ne rek yoon moom à chaque fois buy am nañ ko teg ci yoon ñoom wax nañ ko te ils l'ont dit avec une maturité intellectuelle exceptionnelle dañ ne pour tout ce qui est pour cause d'utilité publique bañuñu ñoom ñu jóge fa parce que yoon boo xam ne dafa jóge Parcelles jaar Guédiawaye jaar Malika ñëw continuer war a dem Diamniadio du population bu Tivaouane Peulh ñoom ñoo koy téye parce que ñi mu romb gënuñu leen doon ay citoyens ci biir dëkk bi fii mais itam nag na jaar ci ay préalable domaine national ki ko moom mooy ki nga xamante ne moom moo koy exploité bu fekkee ne daf koy bay
droit d'usage la am moom moo fa nekk di ko exploiter bu fekkee dëkkuwaay la moom moo ko nekk di ko exploiter donc quelle qu'en soit la situation loo fay ñëw di ko def si war nga mën a ñëw waxtaan si ak moom xamal ko ne kat projet bii la état du Sénégal am wax nañ ko bu fa pétrole feeñoon itam noonu lay demee kon bu fa yoon waree jaar war nañ ñëw au préalable waxtaan ak ñoom xamal leen ne kat fii état daf fi am projet bi fii la jóge fii la jaar fii la agsi ëllëg côté bii la war a dem li ngeen warloo ak ñoom ñu jox leen ko ba pare boole leen ci ak ay mesures d'accompagnement yoo xam ne ëllëg danañ leen mën a yóbbu feneen sans pour autant que ñoom ñi ci am situation bu déplorable bii nii waaw te sax nag monsieur le maire dafa mel ni ce n'est pas la première fois ñuy gis lu mel nii parce que bu ñu évoqué problème litige foncier Tivaouane Peulh sama xel day dem fële nga xam ne moom mooy waa Gàddaay sauf que différence bi mooy Gàddaay ñoom seen problème c'est contre benn promoteur privé tandis que yéen seen problème c'est contre l'État même Diamniadio également dañoo gisoon également cas yu mel noonu yoo xam ne dañuy tëb mairie bi ñëw ci domaine national di fa def te loi bi li mu wax ci domaine national yaakaar naa ni dafa leer nañ lan mooy problème bi fondamentalement dañu estimer que mairie yi amuñ ci compétence wala duñ ci taxawaay biñ ci dëgg am lan mooy waral loolu dëggantaan parce que li koy gis dafa bëri li ma koy jàppee encore une fois damay wax ne li am Gàddaay li am Diamniadio dama jàpp ne jusqu'à présent mënuñu ko méngale ak li nga xamante ne mooy li am Tivaouane Peulh c'est du jamais vu c'est du jamais vu ce qui se passe à Tivaouane Peulh c'est du jamais vu mënuma ko parce que ni ma koy jàngate rek mooy ñàkk wekk kilifa yi ñàkk leen jox cër wala boog peut-être mu am des non-dits yoo xam ne dafa làqatu ci suuf parce que amuloo benn explication boo ci am jusque là def nañ li ñu def bu leen médias yi woowee pour waxtaan ak ñoom sur la question ñu teg seen ay bunt wax nga ko léegi jokkoo nga ak ñoom ñu ne seen ay autorités la ñuy déglu te itam nag dama jàpp ne bu fekkee ne dañu am projet bu toll noonu jaar ci fi ñu ci war a jaar ci yoon yi mu war a jaar waruñu am gêne dem ci population bi itam ñu mën toog waxtaan ak ñoom mais niñ ko defee ba ni mu accès fii nii Tivaouane Peulh présentement boo fa demee da nga yaakaar état de chaise la il ne se passe jamais une seule journée sans pour autant que la DSCOS du fa yóbbu 4 wala 5 kii yoo xamante ne pratiquement encagoulé jusqu'au mare d'Italie nit mënul comprendre loolu ce qui se passe à Tivaouane Peulh moom man fi laa juddoo fi laa yaru ci dëkk bi mais musuma gis lu mel noonu te pourtant du benn yoon du ñaari yoon dañuy am ay projets yoo xam ne pour cause d'utilité publique la mais mën nañ ko def sans tambour ni trompette population yi sax dañuy dem ba à un moment donné dañuy approprier projet boobu noonu parce que seen degré d'implication moom moo fa àgg parce que dañu leen impliqué en amont et en aval sur le projet mais lii moom wax dëgg yàlla ñoonte bi moom c'est du jamais vu encore une fois kon lu mel ni devant une telle situation tey ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi ñoom ñooy population yi waaye lañ mën a xaar ci mairie bi pour que ñu jàppale leen ko waaw effectivement donc buñ ñu ko laajee danañ ci mën a tontu bu baax parce que yaakaar naa ne dañuy wax de bu ndox tuuroo an baax moom mooy des gis nañ ko ci image yi ni yaakaar naa la municipalité de Tivaouane Peulh ñàgg ci jamono boobu dafa daje woon ak Kazu Rajab bi yaakaar naa ne le lundi bi ci topp la ñu woote réunion d'urgence de conseil municipal nga xamante ne benn point rek la ñu amoon mooy waxtaane li nga xamante ne moom mooy nu mu tëddee la situation exceptionnelle au niveau de Tivaouane Peulh biñ ci waxtaanee le maire jël na une résolution mais yamul ci résolution kese mooy jël na ay mesures d'urgence mooy ubbi nañu woon 4 bureaux au niveau de la municipalité ñi nga xamante ne dañoo tabax ba seen kër pare ñu dëkk ñooñu dañ leen defal recensement ñu xam le nombre ñooñu mooy cas yi nga xam ne moom moo ci gën a critique maire defal na leen yaakaar naa ne ku ci nekk secours 150 000 ku ci nekk jot na 100 000 am peut-être c'est une modique somme il faut on peut le dire mais itam nag bu fa amul woon itam mu ñaaw parce que population yi nga xamante ne ñoo nga fa ñu ci bëri nee nañu ci xaalis bii kat maire jàppale ñu présentement ne permettre ñu am fu ñu luyee en attendant que la situation di mën a débloqué wu yaatal nañ leen itam ubbil leen suñu ay buntu waxtaan ak ñoom parce que bu njaboot tolloo ci situation bu mel noonu bu ko kilifa gi nga xamante ne moom la nekkal jegesee waxtaane ak moom rek yaakaar naa ne ubbi ko yu bëri dana am seen xel dana gën a dal seetaan naa sànq ci benn reportage benn waaye mu ne dafa naroon taal boppam effectivement il a parfaitement raison yàlla dogal na man mii bokk naa ci ñi nga xamante ne convaincre nañ ko xamal ko ni ko responsabilité bu toll noonu bul ko teg wan njaboot gi nga xamante ne moom la lii dal nga tegaat leen beneen double peine wan leen ginnaaw dem sa yoon moom itam mu sante ko mu rafetlu ko bu baax moom itam continuer ci beneen dynamique bi nga xamante ne ñu ngi ci beneen bi mooy jël nag décision defar ay lotissement de grande envergure parce que foofu itam le problème il faut le dire mooy am na ñu fa jaay mooy ñu tojal mais am na itam ñoo xamante ne dañoo jaay ñuy population wu Tivaouane Peulh te ñoo ñëpp itam ci njabootu monsieur le maire la ñu bokk mooy ñi jaay ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jaay maire jël de décision waxtaan na ci ak mi ngi ciy waxtaan ak état
def ay lotissement de grande envergure ñi nga xamante ne yàlla dafa dogal dañoo nekk situation yooyu noonu état mën ñu accompagner ëllëg dugal fa ndox yóbbu fa courant pour que ñooñu itam ñu mën leen fa jël yóbbu ji leen fa ñu am foo xamante ne fa logement sociaux lay war a nekk suuf moom rek bon yaakaaruñu ko nag parce que situation yu mel nii wax dëgg yàlla yonte bi ba noo ñëw nga ñu nekk ci situation yi nga bëggaat ñëwaat tegaat leneen loo xamante ne nii te yow yàlla war a indil solution yaakaaruma loolu te démarche bi ci beer di def yaakaar naa ne mi ngi ciy waxtaan ak ñoom à chaque fois que de besoin ñoom ci seen bopp seen xel dal na ci donc daal mairie bi wàcc na wane ni ñàkk àndam ci situation bi waxul ne àndul ci prolongement VDN déedéet daf ne préalable yi ñu waroon teg ba àgg ci loolu moom la ñu deful ñaareel bi waxuñu ko yëgaluñ ko dem na fa budul benn yoon du ñaari yoon ñu jàpp ko ligoté ko dugal ko ci auto gendarmerie man ak moom ñoo àndoon jour boobu sama veste dañ ko xotti loolu mooy li am présentement ni au niveau de Tivaouane Peulh donc loolu daal moom laa ci am lu ma ci mën a wax d'accord yaakaar naa ne Omar am na lu mu la bëgg a laaj effectivement ci cadre boobu juste damay nuyu Babacar bu baax merci beaucoup Omar man ak moom yàgg nañu effectivement ñu liggéey aussi lu bari au niveau de la commune effectivement xam nañ aussi engagement am tey li nga xam ne mooy commune bi di ko nuyu di ko jaajëfal lu baax mais Babacar li ma bëggoon laajte juste mooy problème mu 13606 bi parce que defoon nañ ci ay jéego je pense que jour boobu sax yow yaa ngi foon accompagné du maire ak population bi yëpp ak maire wu Malika bañ ne woon tey limite Tivaouane Peulh ak Malika fii la mais chaque jour que Dieu fait loolu tey yekk bokk na ci li nga xam ne tey problème bi am loolu am na ci ay tànk parce que yaakaar naa jamono jooju bu fekkoon bañ ko defee ci lañ ko officialiser finaliser ko kon problème bi tey bu amee du yegg si fii problème boobu lañ bëgg a xam exactement fu mu toll problème mu 13606 bi ndax découpage bi ñu defoon moom la ñu respecté wala dafa am ay changement ci diggante bi waaw Omar merci beaucoup yaakaar naa ne mën nañu wax ne question bi bokk na ci question yi gën a am importance ci waxtaanu tey bi te loolu dañ ciy sant bu baax di ko gërëme bu baax monsieur le maire ci clairvoyance am ak l'équipe municipale bi nga xamante ne moom la àndal ndax yàlla dafa dogal ñun ñi mën nañu seede bi ñu ñëwee en juillet 2014 ba décembre 2014 on n'a pas émis de délibération defuñu benn délibération en ce moment là suñu liggéey dañ ko fixé woon ci li nga xamante ne population bi dañu dénk une commune bi il faut que nga xam les limites géographiques à l'est à l'ouest au nord et au sud biñ ciy def gëstu yooyu on s'est rendu compte que ne limite Tivaouane Peulh dafa am empiètement bu mag boo xam ne le 13606 DP daf ko empiété ci biir Tivaouane Peulh de Niague mais parallèlement aussi sur le département de Rufisque def nañ ci ay jéego di ci waxtaan ba dem au niveau de la direction générale de l'aménagement du territoire waa ANAT agence nationale de l'aménagement du territoire ñoom ñu ñëw wàcc si sur le terrain bi ñu accès ils ont confirmé cela bien que nag indi woon na ay jafe-jafe yu mar détail ku nekk xam na ci diggante lébu ak suuf par rapport ak waa Malika ak Tivaouane Peulh gis-gis bi ñu ci amoon ñoom dañ jàpp ne Tivaouane Peulh dëkk la boo xamante ne pratiquement ci fan yu néew la juddu wala boog ci at yu néew alors que Malika a toujours été là alors que nag il oublie que ne parallèlement ak limitu Tivaouane Peulh moom mooy pratiquement limitu département de Rufisque moom mooy limitu département de Pikine à un moment donné bi ñu fa ñëwee waxtaan si l'ensemble des autorités compétentes je dis bien wàcce nañ sur le terrain comme Omar l'a si bien dit li ñu fa gis mooy empiètement am na mais dañoo war a delluwaat fa nga xamante ne ni mooy fa la Pikine yam ñu yemale ko foofu noonu amoon na sax ay jafe-jafe yu ci am parce que am na ci loo xamante ne dugal nañ ko ci ay loxo bu peut-être jàpp nañ ne sax delloo si waat ko dana xaw a jafe ci boobu noonu waxtaan nañ ba trouvé woon un compromis ba am benn limite exacte boo xamante ne nii waa ANAT waroon nañ ñëw matérialiser ko sur le terrain en ce moment là le conseil départemental muy le président Souleymane Ndoye s'est approprié du dossier parce que nee na le dossier c'est un problème départemental entre le département de Rufisque et le département de Pikine donc présentement foofu la toll woon mais ci information yi ma ci mujjee am ci benn réunion boo xam ne am nañ ko au niveau de la préfecture jamono bële passé préfet Baye Oumy Gueye wax nañu ko nee nañu woon ci biir mois bii incha allahu rabbi waa ANAT danañ ànd ak ñoom ñu jàpp benn jour boo xamante dañ informer l'ensemble des autorités compétentes ñu ñëw sur le terrain ñu matérialiser ko baliser ko une bonne fois pour ñu xam ne fii la Pikine yam fii la Tivaouane Peulh yam fii la département de Pikine yam fii la département de Rufisque yam de Rufisque yam merci beaucoup monsieur le maire jërëjëf ci information yi ak leeral yooyu nga xamante ne indi nga ñu ko ñi technicien ñi ngi may signaler waxtu wi li ci des daanaka bëreetul waaye yaakaar naa ne mën nañ fi jël ñaari kaddu rek ñu jox keneen kaddu kon ci collectif bi rek koo xamante ne dina ci mën a sànni ay kaddu keneen ñëw ci ñoom. salaamaaleykum yéen mbooloo mi di nuyu mbooloo mi di nuyu waa Walfadjri waaw problème bi nag sincèrement métti na trop bu métti parce que man mi boucher la ay at ma di ko dajale
ba yàlla def ma jënd fa kër tabax jënd fa 300 mètres carrés tabax ko ba mu toll fi mu toll daan fa yóbbu suma njaboot ñu ngi ñuy kontaan ma naa leen bientôt dinañ mën a toxu si fii ci diir bu gàtt arrêt d'escorte boobu bi ma ko fa njëkkee gis dama laajte ñu ne ma da ngeen di uti ji autorisation de construction ci diggante bu gàtt ñu ñëw daaneel ko daaneel bu ñaaw bi ñu koy daaneel man fekk na ma fa yàlla def na avant ñu koy daaneel woo nañ ma téléphone ma jóge sama place ñëw fekk fa kiiwu d'escorte bi commandant d'escorte bi ñëw na ko sëñ bi na nga def toojal ko ne ko waa man kër gee ñuy waaj a daaneel sama kër la dama bëggoon nga indi ma ci ay leeral nga comme kër balaa ñu ko daaneel ci dëkku droit la ñu nekk par exemple ordonnance buy jógee tribunal buy wane ne kër gi war nañ ko daaneel wala sommation booy jox gisuma ci dara ma bëggoon rek nga indi ma ci ay leeral mais daf ma dàq carrément dàq bu ñaaw taxaw ci dàq ñu non jógeel fii décret bu ñëw la jour boobu mu ngi nekk ci oto bii ngeen di gis nii dàq bu ñaaw mu bëgg a laajte nag ñun ci ban dëkk la ñu nekk ndax su dee ñun dañu nekk ci Sénégal boo xam ne ni doxandeem amu fi wàll dañ ko war a xam wala boog ku néew doole amu fi wàll parce que bu dee néew doole tooñ it ñu jaaree fi xam ko parce que ñëw fekk bâtiment bu toll ni ay ñaata at ma di ko liggéey avant ci jamono yi Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall mii lu ma dajale yëpp ma xëpp ko fa nga ñëw daaneel ko ci benn journée sincèrement ñaaw na bu fu ñaawaay toll ñu bëgg nag monsieur le président def ci liggéey bi nu mu gën a gaawee te lépp luñ ci kii yéex na xoolal ñeneen ñi nga xam dañ leen a génne seen biir kër yi metti la nañ mais ñoo gën nañu metti mais naka lañ ñuy def boobu ba léegi amaguñ ci dara lu leer et puis daaneel sa kër saret ya nekk fa sàcc ko sàcc say brique sàcc sa lépp waxatuma la dara ñu naan dañuy ñëw pour évaluer waaw mais dama leen di laaj lan la ñuy évaluer te man bâtiment bi ñu ma daaneel dama ci ma gën a naqari ñu naan ma bokk ci woon parce que ñun ñu ngi nekkoon ci rond point bi boo jógee ci rond point bi jëm si APIX ñun sax bokk jegewuñ sax luy VDN jegewuma ko nan lañ mën a def ba daaneel ko ci loo xam ne bu deen VDN bi la cortiel VDN grave mais fii ku ñi ñi ma lay wax ñëpp xam nañ sama kër nekkoon jegewuma luy VDN bi kon daaneel nañ ba daaneel lu ci bokkul ñuy ñaan réew mi dëkk bi dëkku yoon la nañ ko teg ci yoon def ci yoon. ok lu ñu yoon jox ñu jël ko. wasalaam jërëjëf Modou Dione yaakaar naa ni keneen mën na ci dem ci collectif bi keneen na ci keneen sànni kàddu rek xam naa ni yaakaar naa ci moom la ñuy mujjee ndaxte li des ci temps bi bëriwul technicien ñu ngi may signalé ni daanaka kàddu gi temps bi li ci des xawul bëri lool alors su ko defee kon ñu déglu ko rek mu sànni ci kàddu laata ñuy ñëwaat fii ci plateau bi pour invité yi sànni ci kàddu. salaamaaleykum mbooloo bi gannaaw bu ñu santee suñu borom julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sëñ Touba sëñ Sidou Muxtaar di ko jaar ci këru diine yu nekk Sénégal yëpp maa ngi nuyu mbooloo bi toog fii di masawu waa Tivaouane Peulh ni ñu taxaw fii tey maa ngi jéggulu parce que yaa ngi naan temps bi jeex na lu may jooytu toujours may seetaan ay débat la duñ na may le temps nga exprimé wu mais li ñu am nañ ko jël wax lu ñu war a wax daal damay dellu tuuti gannaaw pour commencer par rapport ak itinéraire u VDN 3 bi ñu tracé VDN 4 section 4 remarque bi may njëkk a def moom mooy à partir de Yoff ñëw Malika Guédiawaye c'est entre les deux bandes la jàll te man taxaw naa ajoute ñëw nat entre les deux bandes implanté 2 fois 25 mètres muy 50 mètres sama kanam lan moo tax ñu ñëw ba Tivaouane Peulh dévier ko luñ ci jublu yàq këru jàmbur yi amul sens y a assez d'espace depuis temps wu Senghor lañ ko tracé Abdou Diouf ñëw bàyyi ko fa laa war ñëw liggéey ay tali ba ko fa ñu yaakaar ñii bu ñu ñëwee ñu yaakaar ne ñu am xalaat li ñuy dajal mais li ñu woon mooy ñoom dañoo panne xalaat ils sont en panne d'imagination parce que moo fekk ay këru jàmbur yu ñuy defar nga xëy di toj sans sommation ni rien nga xëy suba benn jour nga da ngay ñëw administrer def sa commission d'impense mu ñëw régler lan man li ma gis moom mooy je ne crois même pas aux histoires de titre foncier lu tax quand on parle d'état
ñuy taxaw fi def sa émission man ñuy taxaw fi di wax ak yow ñuy toog fii ak ñu toog seen kër du ñu seetaan domaine national ñun ñëpp ñoo ko moom liir bu juddoo day am kayit ci hôpital ba ñëw bu ko mairie defal ko kayitam mu màgg dem police uti carte d'identité kër ci acte lay commencé damay seede samay pen diw mu dem mairie uti délibération gannaaw soo mu def demande mi ñu koy waxatee bàyyi après jëm titre foncier kër googu nekk mag suuf si li fi nekk kenn mënu ko wax je vais être un peu parce que li ñu dese bariwul par rapport au maire barkaat démb oote na réunion d'information génne lettre bi nga xamante ni c'est une réponse à sa lettre bu mu adressé woon à la gouvernance bu koy xamal ni effectivement ñi ngi naxarlu li ngay naxarlu yow parce que xam nañ ni gars yi bu ñuy dugg foofu yëgaluñu la ko et que dorénavant lépp fa mun te xew balaa muy am yow maire di nga koy yëg comme ni ko préfet di yëgee ni ko gouverneur di yëgee mais loolu yabaate la c'est un manque de respect notoire vis-à-vis de notre maire te loolu dañ koy naqarlu neexuñu te duñu neex ba faw ñëpp gis nañu maire bi dafa takk ndig bi nii comme Baye Fall ci image yi ànd ak population bi di dox mbir bi def ko métti nu ma méttee noonu la ko métti noonu la méttee ñëpp te ñu ngi wuti solution mi ngi wuti solution te bu soobee nañu am solution mais gannaaw dédommagement nañu bàyyi suñu suuf li ñu yàq nañ ko fay ñi tabaxaat maire bi mun na ko defaraat ba mu baax nit ñi dëkk ñu jaaree seen tali fu mu war a jaar y a 100 mètres entre les deux bandes tali 108 milliards c'est pas 108 000 francs c'est de l'argent mun na ko liggéey qu'ils arrêtent pendant qu'il est temps ni nag boo koy dóor muy noppi du fayu bu yàggee dee fay bu fayoo dee métti fayantoo ñoog ñoom ñi ngi def leen neex ñi ngi taxaw di leen seetaan la gendarmerie nos frères ñoo ñu war a défendre malheureusement xaw ma sax la laa ciy wax ci côté boobu. ok du dëgg ok maa ngi jégalu temps bi bari mais bëggoon naa nag temps bi gën a bari ma gën a am lu mu mën a wax daal mais maa ngi jégalu. une toute dernière intervention ce sera la toute dernière intervention parce que temps bi jot na ñu déglu góor gi sànni ci ay kàddu. salaamaaleykum Pape Ndiaye maa ngi leen di nuyu di leen sant ku nekk turam ak santam di wax ne maa ngi jiite quartier bu nekk Arafat ñàgg Pël nekk ci commune Tivaouane Pël ñàgg ñun li kew def ñu jaakal parce que mënuñu fol magistrat de la ville muy monsieur le maire bi di def dañu war a jaar ci moom ñu nekk war nañu def lii sa gox mu dellu waxtaan ak askanam foofu dafa am chef de village am chef de quartier ñoo nekk di antar maire tam nekk antar population ak état bi mais ñu kay tàgg wuñu ko ñu maasal li mu defoon li nekkoon foofu ñu toj kër jàmbur yi ñun de ñu ngi koy nakkarlu ñun délégué de quartier yi ñu ngi koy nakkarlu parce que nit boo ko joxe den koy may dool lépp looy def nga jaar ci moom ko tàggu ko mais mënoo fel nit mu nekk maire ba pare nga daal di wiiri fale andi ay dañuy toj ay kër jàmbur te li ñu foofu def lu ñaaw la ñun dem ñu nakkar nañu trop ba fii nakkar yem parce que ñi fa nekk dañ doon daan seen doole ba ñu am seen kër ñu yaakaar seen njaboot yaakaar ñu war a dëkk foofu nga ñëw raase ko jaarloo fenn. yow li nga fa yàqule ci ñaata nga koy xayma. man maa ngi dëkk ñàgg Pël yàqale wuñu ma mais nag dafa am lu am ñàgg Pël tey am na côté boo xam ne boo fa nattee plan bi dafa lay génneel autoroute kon nag ñun tam ñu ngi nekk ci tiitaange ñu ngi toog ci kaw neen am na côté boo xam ne boo ko tey nattee ñàgg Pël te ñun foofu lañu juddu foofu lañu cosaanoo mënuñu jóge foofu te tey boo fa nattee de lay génneel autoroute dafay jaar ci biir dëkk bi ñu ngi ñaan état bi balaa muy def loolu na waxtaan ak maire ñu waxtaan ak population bi parce que mënoo décasé dëkk ñu ñëw di guddi ak bëccëg duñu jaar ci chef du village duñu jaar ci délégué de quartier yi dañuy def lu leen ne yor seen appareil tey boo ñëwoon ñàgg Pël mën naa la woon parti boo xam ne boo ko nattee def lay génneel autoroute à péage kooku kayit boobu boo ko jëlee yóbbu ko mairie doo am délibération parce que bu ko defee ëllëg ak si biir lu ne mën na ko ci fekk ñun de ñu ngi ñaan jërëjëf lépp lu état bi di def na ñaan na tàggu maire parce que moo nekk suñu antar ak moom bu ñu ko tàggootul loolu yaakaar naa ni jërëjëf dégg nañu kaddu gi émission bi mooy waaj a jeex noonu ma jox sama ñaari invité yi ma fi dal rek kaddu bu mujj Ousmane Ndiaye lan ngay jeexale bon lu may jeexale mooy ñun collectif yi ñu ngi def liggéey de recensement
ñu ngi xamal maire bi tamit ne ñun tëjuñ suñu buntu comme moom tamit mu ngi def recensement ñun ubbi nañ suñu buntu te on lui tend la main pour ñu mën a liggéey en collaboration pour affaire yi mën a jaar ci yoon. parce que tamit en tant que victime ñun les premiers ñoo war a jëkk a def suñu recensement xam lan ma ñu dal te recensement boobu ñoo ngi koy def te peut-être kii gouverneur sant nañ ko et actuellement on est en train de faire ce travail là. donc message may lancé maire bi. sans oublier maa ngi remercier monsieur Babacar tamit par rapport aux éclaircissements et par rapport à apport yu mu indi par rapport à l'émission. ok jërëjëf Ousmane Ndiaye Omar Diop yaa kaddu bu. waaw Pape yaakaar naa li may mujjee rek mooy dellu di santaat population Tivaouane Peulh Niaga. dellu aussi di leen masaw parce que ñun tey lii ñuy def yaakaar naa ñoom ñoo ñu ko sant te ñoom lañ koy defal. métti na trop nag parce que chaque jour suñuy téléphone ñu ngi ñuy woo suñuy kër nit ñi ngi koy remplir mais lépp li leen ñaan ñu ànd ak dal ñun lépp loo xam ne warloo nañ ci dinañ ci ànd ko ba li nga xam ni mooy suñu àq ak suñuy yelleef askan wi mën koo respecté. di interpeller aussi le président de la république Macky Sall di ko wax ni lii am Tivaouane Peulh ñun yaakaaruñ ci kenn moom lañ ci yaakaar pour ñu mën ñu koo saafaral parce que injustice bu tegu ci kaw Tivaouane Peulh te lii ñu wax ñoom ñi nga xam ne def nañ ko bu fekkee am na lenn loo xam ne mën nañ koo teggi ñun ñaan nañ leen ñëw wax ñu ko lenn loo xam ni wax nañ ko fii te waruñu ko wax wala du dëgg wala dëppawul ak li am ñoom dañu leen naan nañ ñëwaat fii ñu wax leen ñoom lii ñu wax amul am nañ ay këyit wala amuñu ay këyit wala ba ñuy toj avertir nañ leen wala avertir leen loolu rek la ñuy sàkku di sant ñëpp di gërëm ñëpp mbooloom téléspectateur Walfadjri lépp luñ fi wax bu baaxee yéene la rek bu fekkee am na loo xam ne safaanoo ñu ngi ciy jéggal. jërëjëf Omar Diop jërëjëf Ousmane Ndiaye jërëjëf également ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jëloon kàddu jërëjëf également askan bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan yëpp loolu mooy li nga xamante ne moom lañ fi doon waxtaane muy coowal suuf bi amul fa li nga xam ne moom mooy Tivaouane Peulh Niaga yaakaar naa ne nag tey jii Sénégal kenn mënu fi wax lu jëm ci wàllum coowal suuf te sa xel demul ci commission nationale de réforme foncière bi nga xam ne dañ ko fi tegoon waaye ba fi ñu toll ni maanaam commission boobu noonu dafa naax saay amuñu budget bu ñu fonctionné ndaxte joxuñ leen moyen joxuñ leen dara loo xamante ni loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu war a liggéey yaakaar naan loolu tam jafe-jafe la boo xamante ne wax dëgg yàlla état bi ñu ngi ci tiré attention ñu xool ñu ngi ciy jug bu baax a baax waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy prison bu Rebeuss ñu ngi leen di xamal ni reportage bi ñu fa defoon jeudi bi weesu dinañ leen ko dëbmal ci suñu jotaay yi di ñëw su ko defee kon ñu xam bu baax a baax li nga xamante ne moom moo ko aju ñu koy dalalee xelu mbooleem ñi nga xamante ñoom ñooy pensionnaires yi di joxe dig daje beneen semaine beneen thème d'emballage jërë ngeen jëf